salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi yéen ñi safoo seen émission Penco di amee fii ci chaîne Al Alamiya dikkati nañ tey fas yéene leen dégtal seen émission Penco ni ñu ko tàmm def àllarba bu jot fii ci chaîne Al Alamiya di leen ñaanal jàmm yàlla mi yor jàmm ak barke ak yërmaane yàlla na ko sotti ci yéen ak fu ñu waay man di bàyyee xel ci gox yi fasanti ko yi ci àdduna bi tey nag xam ngeen ni ñu ngi nekk ci période boo xamante ni période bu am solo la ci li nga xamante ni mooy suñu réew ma di Sénégal muy période li nga xamante ni moom moo di élection présidentielle ñu nekk ci jamono élection candidat yi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene laaj li nga xamante ni moom moo di réew mi nekk ci campagne électorale boobu moom moo di suñu thème principal tey ci seen émission Penco ñu am fi suñu ñaari gan yoo xamante ni jàpp nañ ni war nañ ñoo mën a wax lu baree bari ci li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom la ñu nekk muy wàllu élection ak wàllu campagne kenn ki di ñu di ko wax Mouhamed Kandé moom nekk fii ci International Université Afrique di fi jàng waaye itam ñu di ko keneen ki di Abdallah Ndoye moom itam nekk fii ci International Université d'Afrique di fi jàng ñu doon ñoo xamante ni ci kaw njàng moomu dañoo doon ñu yittewoo lool li nga xamante ni moom moo di xew ca réew moom mooy xew ca réew ma di bàyyi xel bu baax a baax seenum réew moo tax tey ñu dal leen fii ngir fas yéene waxtaan ak ñoom lu yaatu ci wàllu li nga xamante ni moom la ñu dëkkmal muy élection présidentielle waaye itam li nga xamante ni mooy campagne bi bañ jàngal leen ci am ak yeneen ci biir yoo xamante ni fas yéene ci dëkk bi sooba yàlla bala ñuy sori ñu dalal suñu ñaari gan Mouhamed Kandé ñu di la nuyu di la dalal ci émission Penco di la bàyyi ngeen nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu ñëpp jiital ci nuyu bi ñuy seetaan suñu télévision Al Alamiya fu ñu munti nekk ci àdduna bi di am kontaan ak mbégte lool tamit dalal buñ ma dalal fii dalal boo xam ne Babou Niang moo ma ko dalal ci émission bi ñuy tuddee Penco incha allah di nuyu sama naataango tamit Abdallah Ndoye nga xam ne moo bokk ak man plateau bi incha allah lépp ci loo xam ne incha allah rot na ci ay question am nañ fas yéene tontu ko comme ni mu ko waree. fas yéene ngeen ko tontu comme ni nga ko waree loolu dinañu neex lool ndax moo waral dalal gi di dalal suñu mbokk encore Abdallah Ndoye moom itam ci suñu émission Penco sa Abdallah ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokk téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy topp émission bi nga xamante ne moom mooy Penco ci Al Alamiya TV di am kontaan ak mbégte trop ci toog ci émission bi nii pour leeral la xew ci réew ma muy Sénégal ci wàllum politique incha allah di nuyu sama naataango di nuyu sëñ Babou tamit. fas yéene tontu question yi incha allah. merci beaucoup monsieur Abdallah Ndoye di kontaan bu baax a baax ci nuyoo bi di am mbégte di leen dalal fii tey ci seen émission Penco bala ñoo sori mbokk yi ku ci nekk ci suñu ñaaru invité yi tey am na ku mu fi représenté wala boog am na parti wala coalition yi nga xamante ni moom mooy actualité jamono ji ci période électorale bi wala élection yi ku ci nekk am na ku mu représenté suñu mbokk Mouhamed Kandé moo fi représenté li nga xamante ni moom moo di coalition Benno Bokk Yaakaar waaye représenté ko ci kaw loolu itam li nga xamante ni moom moo di parti APR muy parti au pouvoir wala boog candidat sortant waaye suñu mbokk Abdallah Ndoye itam moom moo fi fas yéene représenté ki nga xamante ni moom moo di le candidat Idriss Seck waaye itam représenté fi li nga xamante ni moom moo di coalition Idy 2019 kon mbokk yi noonu lay demee bi soobee yàlla incha allah suñu waxtaanee tey ci émission Penco Mouhamed Kandé tey en tant que représentant fii ci suñu plateau mën nañu wax sympathisant encore ci li nga xamante ni moom moo di parti APR wala boog ba tey coalition Benno Bokk Yaakaar tey gis nañu ni ñu ngi toll ci 2 jours avant élection yi campagne électorale bi ma ngi waaj a tëj. Donc avant loolu yëpp itam li nga xamante ni moom mooy campagne am na loo xamante ni moom moo jiitu ci ay mbir yoo xamante ni xew na ci li nga xamante ni moo aju woon ci wàllu parrainage li nga xamante ni moo aju encore ci wàllu candidat yi nga xamante ni ñoom la ñu valider seeni candidature tey boo ñu doon dikkal ci loolu bala ñuy dikk tey ci li nga xamante ni moom mooy campagne bi ñu toll loo ñu mën a wax ci jàngat ci li nga xamante ni xewoon na ci mbiru parrainage beeg candidat yi nga xamante ni ñoom lañu mujj valider seen candidature ñu toll ci 5 candidats bañ jàngat nga am ci loolu. ok jërëjëf sëñ Babou loolu moom bu ma ciy tontu dama ciy sawar Sénégal ñun ñëpp réeréewuñu tey parrainage bi importance bu mu amal Sénégal ndax bu ñu xoolee li passé 2012 rek soriwut Sénégal ak réew bu toll ni Sénégal di am lu toll ci ay plus de 20 candidats dafa jaaduwut
looloo waral tey président Macky Sall mu indi lu mel ni parrainage pour seggi loo xam ne ñi nga xam ne mun nañ jongante ci réew mi dëgg-dëgg ñu xam ñii ñoo war a mun a jongante du koo xam ne rek mun nañ la ngemb rek ñu jox la nga xam ne da ngay mun a bëgg a imposer dara pour après keneen bu demee deuxième tour nga jàppale ko. beneen côté tamit daan na sonal Sénégal ci benn côté économique parce que boo xoolee plus de 20 candidats ñoom ñëpp seen bulletins yi dañ koy imprimenter loolu ay millions yoo xam ne dañ ko ciy perte en plus votants yi ñiy dem voter ji da leen di sonal da ngay obligé jël plus de 20 cartes yoo xam ne pour nga tànn ko mun a dem fële ci kii bi nga soog a jël benn dugal ko ci kii bi loolu daf ñuy sonal da daan sonal ñii di voter tey boo xoolee exemple lu mel ni ay États-Unis dëkk yu toll noonu ñoo ëpp Sénégal fukki junni yoon te ñoom la plupart de candidats rek kon Sénégal tey jaadu na ñuy seggi ba mu des au moins 5 candidats te yaakaar nañ tamit ci kanam bu demeewu nañ dañuy lu ñuy ñaan Sénégal bu dem ba nga xam ne ñaari candidats rek lay doon quoi. mais est-ce que wax nga ko tey bu ñu xoolee yenn réew yu mag lu mel ni États-Unis mais est-ce que comparer États-Unis ak Sénégal itam est-ce que mën na leen a comparer maanaam est-ce que ñaari réew yi benn la ci seen wàllu kii gu mel noonu ba tax ñu bëgg leen a comparer ci wàllu candidat yi nga xam te ñoo ñoo di élection. pourquoi pas ñu comparer Sénégal États-Unis ci wàllu élection parce que États-Unis moo ñu jiitu te yow boo bëggee di avancer ñun ñëpp loolu la ñuy ñaanal Sénégal avancement. kon da ngay xool ku nekk sa kanam bu ñu jël coller comment dire lu ñuy jël loo xam ne dañuy copier coller rek lu fi newoon ñu nekk ko ba léegi dañuy jéem a xool nu ñuy avancer ba nga xam ne day faciliter votants yi en plus côté campagne électorale bi nga xam ne ay daje yu bëri du am parce que tey rek am na daje boo xam ne tey bu ñuy daje lu bëri loolu mun na jural fitna Sénégal mais bu dee 5 pourtant avant daan am tey masalan boo xoolee élection présidentielle 2012 gis nañ ni lu tolloo 14 candidats demoon nan nekkoon nañ ay candidats à l'élection présidentielle te teewul maanaam ña fi nekkoon fexe nañu organiser ba nga xamante ni candidats yi ku ci nekk def nga sa campagne def nga la nga war a def avant élection yi di jub si tey est-ce que loolu maanaam nekkul lay rek bu ñuy layee mais en réalité. non du loo xam ne dañ koy layee rek. loolu du président Macky Sall moo jékki-jékki rek jël kii ne initiative boobu pour def ko boo xoolee comme li ma la waxee loolu day sonal sénégalais kii rang depuis 8 heures ba 9 heures 10 heures war a dem voté ji ñëwaat nga bëgg kaa jëlloo plus de 15 bulletins yooyu yëpp mu dem benn rek lañ ci soxla mu dugal ko ci kii bi enveloppe bi pour dugal ko ci kees bi loolu dafa bëri te en plus Sénégal wax dëgg yàlla même man 5 candidats yi ma gis nii dafa waroon gën a néewee noonu nga xam ne 2 candidats rek. affaire day gaaw ñu def suñu kii ñu gagné ci tamit suñu économie. 2 candidats ci élection présidentielle Sénégal. ba tey ci biir parrainage boobu tey ñu bëri jàpp ni dafay delloo ginnaaw tuuti wàllu démocratie ci Sénégal mu mel ni dafa xaw a am benn genre dictature mën nañ ko tuddee noonu ndax ni nga xamante ni noonu la ñu voté li nga xamante ni moom mooy parrainage bi vote sans débat lu ëpp ci député yi nga xamante ni nekkuñu député parti au pouvoir ànduñu ci woon. mais comme que ñoom ñoo yor majorité ñoom ñoo yor li nga xamante ni moom moo ëpp ci député yi ñu gis ni voté nañ sans débat donc jàllale parrainage bi maanaam loolu ñu bari jàpp ni itam dafa xaw a delloo démocratie ci Sénégal. waaw Sénégal ku ko gis xam na ni pays démocratie la yaakaar naa ne loolu nit ñi ñoo koy wax rek Sénégal du pays démocratie wala loolu bokku ci démocratie. démocratie moo tax ñu yóbbu ko ensemble bu doon démocratie. président Macky Sall day jël rek génnee décret mu ne parrainage bi nangam. mais boo ko yóbbu assemblée. dëgg la xam na ni démocratie moo tax ñu yóbbu ko assemblée. mais boo ko yóbbu au moins nga bàyyi ñu débat ci ku ci nekk wax ci li nga xamante ni moom mooy gis-gisam ba kii mais nga tëb rek daan ni léegi nañu def voter sans débat itam. dafa mel ni day xaw a doon benn kii non gars yi débat nañ ci xëy na temps bi ngeen bëggoon mu am ci débat bi moom ngeen kiiwul mais parrainage bi même population sénégalaise bi yëpp amul ñu ci ñoo xam ne ñëpp ànd ci parrainage bi. xëy na daa am yeneen affaires yi ngeen di naan moo ci am moo tax gars yi di ko nakarlu mais parrainage bi yoon la pour mu am Sénégal moo wax dëgg yàlla. loolu am na solo kon Oustaz Abdallah Ndoye monsieur Abdallah Ndoye ci wàllu parrainage bi ba tey dañ ci des tuuti ak yéen yow en tant que représentant wala sympathisant te ba tey ci li nga xamante ni moom mooy parti réew mi waaye te li nga xamante ni moom mooy coalition Idy 2019 bi war a dem ci élection yi. tey ba njàngat nga am ci parrainage bi ni mu doxee ba mu tàmbalee ba na mu jeexee ba ñu génn ci 5 candidats ban njàng nga ci am. waaw d'abord damay remercier sama naataango bi nga xam te ne moom moo toog ci éclaircissement yi nga xam te ne indi na ko ci wàllum parrainage bi
dinaa ànd ak moom ci parti dinaa wute ak moom ci beneen côté. fi may ànd ak moom mooy que parrainage lu war a am la ci réew mi parce que bu njëkkoon amoon na débordage ci candidat yi njëkk yi nga xam te ne élection yi da doon bëri xam nga indi budget boo xam te ne day bëri en plus bëri ay sorxe yi di bëri maanaam foofu d'accord naa ci ak moom que ni parrainage war na am pour limiter li nga xam te ne moom mooy candidat yi ba du bëri ba nga xam te ne dina économiser budget réew mi mais fi ma d'accord ak ñoom mooy parrainage bi bu nekkoon dañ ko teg ci yoon teg ko ci norme yi nga xam te ne moom la parrainage war a doxee boobaa yaakaar naa parrainage yi boobaa la doon gën a am solo mais ñoom dañ ko def kumba am ndey kumba amul ndey man loolu laa gis parrainage bi. noonu nga jàppee parrainage bi kumba am ndey kumba amul ndey loolu moo ci sa gis-gis xëy na du ñu xuus lool ci mbiru parrainage bi ndax comme que ma ngi ci suñu ginnaaw tey am na loo xamante ni moom moo nekk ci suñu kanam muy wàllu élection yi waaye bala ñuy soritu dañuy dugg encore ci li nga xamante ni moom moo di actualité jamono ji muy wàllu campagne bi ginnaaw bi nga xamante ni tànn nan luy tolloog juróomi candidat ñu war a jongante ci élection présidentielle yi campagne bi tàmbalee depuis ba jamono ji ñu toll ñaari jour moo ci des wala ñett donc tey campagne bi yow ban jàngat nga ci amagul par rapport ak li jot a passé ci candidat yi waaye itam ci sa candidat ki nga xamante ni moom moo di Idriss Seck. waaw campagne bi moom ku ne xam na ni moo ngi déroulé comme niñ koy gisee ñun ñëpp ci journaux yi ku ne xam na suñu candidat Idi moom instant bi nii moom mooy mën nañ tuddee ni moom mooy l'homme de situation instant bi nii parce que fi Sénégal nekk nii Idi moom moo la fi mën a génne te loolu yaakaar naa ne feeñ na ci coalition yi nga xam te ne nii moo ngi man damay dégg ba léegi gars yi naa Benno Bokk Yaakaar mais damay gis ni Benno Bokk Yaakaar instant bi nii bu ñu koy wax mu ngi ci Idi parce que Macky instant bi nii ñi ñu doon tuddee Benno Bokk Yaakaar ñëpp bàyyi nañ ko fa à part PS moom moo fa des daanaka keneen des de PS ku ne xam ne ñoom ñëpp suux nañ ay Moustapha Niasse ñoo fa des ay Tanor ñooñu yaakaar naa ne amaluñu réew mi benn njariñ. mais attention nag Benno Bokk Yaakaar ba tey coalition bu am doole la. waaw bu am doole la mais boo dee xool Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam te ne ñoom ñoo daje ci ginnaaw Idi fas yéene koo soutenir ci campagne bi yaakaar naa ñoo ëpp doole fuuf ñu nekk ci waajale. xam naa dinañ gën a xuus ci kanam ci wàllu coalition yeeg ni mu demee. mais bala ñuy dem ci loolu wax nga ko sànq ni Sénégal fi mu toll. Idi mooy ki nga xamante ni moom moo leen ci mën a génne loolu nga teg ko fan. waaw fi ma ko teg parce que Sénégal maanaam li ñuy wax ni ci olof ni maanaam loo bañ lëg nangul ko mën a daw mais gars yi amul kenn kuy contesté ni Idi mënul yor réew mi du ci xam-xam ku koy wax doo ko teg ci ni dafa ñàkk xam-xam doo ko teg ci ñàkk compétence doo ko teg ci li nga xamante ni moom mooy lu ñu koy waxeeti xibra saabixa maanaam expérience bu njëkk donc kon bu ñu xawlee Idi ci ni mu yàggee ci géewu politique ñu xool digganteem ak Ablaye Wade bu ñuy wax Ablaye Wade tey jii li nga xam te ne moom la injaas ci wàllum politique doo ci génne Idi boo ci génne Idi maanaam dara desatu ca. mais pourtant bu ñu fàtte itam doonoon na fi ministre jamonoy li nga xamante ni moom moo di jamonoy Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee tabboon nañ ko fi ministre mais itam est-ce que tey bu ñu delluwaate ci ginnaaw xool jamono yi nga xamante ni ma ngi yor yenn ndomb tànk yi ci réew mi est-ce que maanaam la askan wi soxla woon dëgg-dëgg defoon na ko ba tax tey ñu war ko mën a wóolu bay jàpp ni kii mën na yor réew mi wala boog mën na génn Sénégal yi ci lu nekk. waaw yaakaar naa ni su nit ñi doon xool ci ndomb tànk yi nga xamante ni moom jot na si am aw yaakaar nañ ni maanaam moom lam ca def ba léegi nii kenn defagu ko ca parce que bu ñu xoolee jamono bi mu nekk premier ministre Idi li mu réew mi ci la gënoon a dox affaire yi gënoon a circuler yaani projet yi gën a taxaw. parce que projet yi circuler mais est-ce que itam yàqute gi gënu woon a bari. non yàqute moom gisuma ko parce que Idi mënuñu ko wax ni day yàq parce que man gisuma lu mu yàq man en personne parce que boo nee day yàq da nga naan lii la yàq mais man gisuñu li ñu yàq parce que gars yi li ñu koy tuumaal yëpp ay chantier Thiès mais man sàcc def sa réew moo gën sàcc génn sa réew. kon mën nañoo d'accord ni sàcc mais da ko def ci réew. non maanaam sàcc gi gars yi ñoom ñoo koy doxantoo naa sàcc la parce que man mënuma la jox projet nga di ko diriger projet bi pareegul moo taxoon la sàcc nga ci projet bi te projet bi pareegul maanaam pour man nit bala nga koy laaj bala nga koy tuumaal sàcc da ngay xaar ba projet bi pare mu tegal la bilan nga xool bilan bi ni kii sàcc na mais avant projet bi pare ñun ñëpp xam nañ ni si la Ablaye Wade jàpp sa waaye tëj ko kon donc loolu tëj googu noonu ay politique la woon yoo xam te ne moo nekkoon ci ginnaaw mais pas ñàkk liggéey. même pas ñàkk liggéey Mamadou Kandé Mouhamed Kandé wala Mamadou Kandé man. Mamadou Kandé comme maa ngi jégalu xëy na sax maa ngi naan Mouhamed Mamadou Kandé tey bu ñu déggee Abdoulaye Ndoye li mu wax ni Sénégalais fi ñu toll maanaam bu ñu xoolee jamono yi Idi rek moo ñu ci mën a génne
c'est-à-dire loolu c'est-à-dire mooy ni kon ki nga xamante ni moom moo fi nekkoon di candidat sortant sa candidat di président Macky Sall day mel ni kon dafa xaw a lajji parce que bu nee Sénégalais yi fi ñu toll nii Idrissa moo la ci mën a génne mooy déjà kon fi ñu nekk nii baaxul faaw am ku ñëw génn leen fi loo mën a wax ci loolu maanaam Macky Sall par rapport ak bilan bu njëkk 7 ans yi nga xamante ni toog na ko ak réew mi jooytu gi mu baree jàmbat yeeg yu mel noonu est-ce que jàppoon ni sa candidat dafa xaw a lajji ci premier mandat. ok jërëjëf Babou ci question boobu incha allah dinañ ci indi ay leeral xëy na sama naataangoo gi Abdallah Ndoye dafa am yenn yu mu tudd fi yoo xam ne man jàpp naa ni Sénégal yi wees nañ fa mooy lu ma gis nii ku mel ni Malick Gakou wala ay Khalifa Sall zaare ñoo ñi nga xam ne ñu dem fekk ji Idi 2009 waxoon nañ fi Idi 2007 Idi 2012 Idi 2019 léegi xam naa Idi 2024 mooy muy wàllu coalition loolu dinaa ci ñëw dinañ ci ñëw incha allah dinañ ci gën a yaatal yeggali sama kii mais ñëwal sama question après ñu waxtaan ci wàllu coalition yi waaw maay ñëw léegi boo xoolee lu muy wax noonu ainsi Idi mooy candidat potentiel pour Sénégal bu dee yow laaj nga réew 3 fois munoo ko jot kon war ngaa jàpp ni gars yi daa am loo xam ne amagoo potentiel boobu 2007 ba 2019 yaa ngi laaj réew te ñun ñu laaj réew mi une fois ñu jot ko 2012. mais pourtant président Abdoulaye Wade laaj na réew mi lu âpp li ko Idi laaj te teewul. à la fin jot na ko est-ce que itam. ok ñun man loolu laa yaakaar ni lay mujjee mooy bu demee ba toll yenn âge yi. Sénégalais yi dem ba sës gisatuñu kenn ñu ne ko kaay jëli ji ko ñëw teg ko ko. est-ce que Sénégalais yi sësuñu jamono ji. sës comment président Macky Sall neew fii nekk fii nii. koo xam ne fi ngeen fekkoon Sénégal 2012 boo xooloon ceeb lu mu doon jar gaz diw suukar yooyu yëpp yoo xam ne bokkoon na ci affaire yoo xam ne ñoo waddal Abdoulaye Wade tey Macky Sall indi solution wàccee prix yooyu yëpp indi ko prix yoo xam ne c'est confortable avec la population sénégalaise ak tey mu indil ñu plan boo xam ne du plan boo xam ne pour téye ko fii ndax bu doon Sénégal émergent bi pour Macky Sall la pour ay mandat am kon 2024 la yem mais c'est une longue vision ba 2034 34 comme 35. plan Sénégal émergent dinañ ci dugg muy wàllu PSE bi tey ci biir loolu ba tey muy wàllu bilan président Macky Sall wax nga ko sànq Abdoulaye Wade peut-être jamonoom ñi ñaa ngi doon jooy mbirum ceeb ak nangam moom mu ñëw wàññi ko. mais ba tey dañoo seetlu ni ci jamonoy Macky Sall la Sénégalais yi gën a bëri jàmbat gën a bëri jooy xëy na peut-être de 2012 ku ci mel ni président Abdoulaye Wade xëy na li ko Sénégalais yi gënoon a meree mooy lim ñu bëggoon a forcer doomam di Karim Wade ak li mu bëggoon a doonaat candidat ama 3e mandat donc xëy na yooyu moo gënoon a fës ci yi ñu ko gënoon a meree mais président Macky Sall tey maanaam bokk na ci yi ñu ko gën a sanctionné itam mooy ni ndóol gi ni mu gën a bëree ci réew mi sonn gi askan wi xaw a sonn est-ce que itam loolu mënuñu ci sukkandiku pour wax ni dafa xaw a lajj ci mandat am. non loolu du question lajj yi peuple sénégalais bi sénégalais moo tàmm benn mbir mooy toog muy dox Sénégal tey ku jóg xëy liggéey di nga am dara looy dundee yàlla nalawul yàlla ñun ñëpp fa la nekkal hier rek démb rek président Macky Sall moo koy wax dem Pikine bu muy waxtaan ak jeunesse bi foofu mu ne que ça soit nga doon mécanicien menuisier wala maçon wala lépp loo munti doon boo jógee liggéey di nga dem su boobaa ci la état di la mën a ñëw fekk si parce que boo xoolee jeunesse sénégalaise bi tey jamono jii nii 45% yëpp nit la ñoo xam ne du dañoo maîtriser métier du nit la ñoo xam ne dañoo am ay dañu am njàng mooy am ay diplôme léegi ñu mel noonu pour nga pousse leen ñu dem du day jafe surtout maanaam bu dee ñoom dañoo toog croiser les bras ñu ne état moo leen di war a wutal liggéey état ku mu war a mën a wutal liggéey mooy ku diplômé état ku mu war a mën a wutal liggéey lu yomb koy xam ne am na métier di débrouiller état fekk si la. mais est-ce que itam bu dee maanaam état kam mën a wutal liggéey mooy ki am diplôme am na ñoo xam ne xëy na seen doole wala seen doole waajur àggul ci ñu leen di fayal ñuy jàng bay am yenn diplôme yu mel noonu est-ce que itam état amul foofu part de responsabilité pour créer ay emploi maanaam fexe ba dafa leen formation ba nga xamante ni après dinañ mën a am ay liggéey bañ a toog di xoolee. ok jërëjëf loolu rek démb rek moo ngi koy wax foofu mu ne ñooñu wutal nañ leen solution. non loolu ay digale loolu ay digale pour 2e mandat mais ñun li jot a weesu muy bilan bi nga xam ne def na ko muy 7 ans yi maanaam réaliser wu ci lu mel noonu si par exemple wala bariwul bokk réaliser na ci jox nañu bëree liggéey mooy ni Sénégal tey wutal ndaw yëpp liggéey lu jafe lay doon quoi
boo xoolee la plupart ñu dul am liggéey bi mooy ñi ma la tuddal sànq mooy ñi nga xam ne no éducation no métier ñooñu moo nekkoon jeunesse boo xam ne jafewoon nañu wutal leen liggéey mais tey jii ni incha allah deuxième mandat buñ ñu ko wóoloo ba ñu joxaat ñu ko président Macky Sall génnee na lu toll ci 1 milliard lu teg démb ci lu mu wax loo xam ne yooyu yëpp ci lañ koy investir pour di former ñi nga xam ne amuñu njàng amuñu woon métier ci 6 mois ba nga xam ne dinañ mun a qualifier ci seen métier boobu ñu mun leen jox liggéey. donc mën nañu wax kon loolu la diggeewaat parce que xëy na comme que ñu ngi ci campagne électorale digge moom peut-être xaw na yomb mais daal dinañ ci gën a dikkaat gën ci yaatal waaye dañuy teg suñu baaraam rek daal di jël benn xaajal bu gàtt des saa suñu plateau mbokki téléspectateurs yi ngeen bañ a sori. jaaraama Cheikh Anta Diop liggéey na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex jarul làkk Cheikh Anta Diop liggéey na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex jox nga Musa àdduna taxawaayu soldat di ñu xeexal di ñu wutal doon ñu muccal ci jafe-jafe yi Afrika xarañ ba génne carbone 14 nañu boole suñu làkk ak l'école nouvelle bi jàngale booba am nañu la dégluwul woon booba dëgg topp ñu la woon Cheikh say pexe ci njàng mi mbay mi rawoon na jamono te ñuy bëgg a dabe di wutu say jéego di la jéggalooy Cheikh dañuy xeexal ñu lay xeex jaaraama Anta Diop liggéeyal na xeet we di la jéggalooy Cheikh dañuy xeexal ñu lay xeex Afrika ba Amerika Cheikh toog na askan wi xamal leen démb maam 14 millions matu ko kon bariwul Sénégal waroon naa mën a neex mel ni tuq suban moo ko waroon a raw waaye mo gis na fi loolu jaaxal na ko ndax ñàkk guy yokku daay man tël tëg bëtam yaa juddu ci ay dig dee ci yaakaar bu tas ku ci lijjanti falu gas kambu carte mu ma taxawee baatu askan di kaas ki ñuy wax ñi ñuy nax moo ñu yàgg nax foti pi ancien suku mujjee doon boche riche nit kuy politique mooy fen yu dajaloo ba toll ni nit ñoo jëlee góor gi fii ànd ak Macky xañ ko dolli bis lépp a yokk fii sauf transhumant yi dem solde seen vie kuy fàllu seen Balla Gaye Bassirou Faye boo cartouché wul mën nga def bac plus dee muñ budul jeex baaxul sax si nit kudul dee muñ budul jeex baaxul sax si nit kudul boo bañul pare ne géwal yu riche yi di xew wax mën a suralee ñeneen ñi xiif duñu lekk weesoo gu ñu nawet baadoo la si biiru dee yelwaankat bu policier la bu civil lu rek agresseur rarement lay jot ci doomu diw yi ñuy dégg kuñ si folli bi de kees di jul ñi livre bu bees nguur gi peuple bee ko moom mooy king bi du yéen ba tey ndox a ngi manqué dëkku kiri ku meen suñ koñ bu setee ba su set setal la fiis ñun dañu dee di dox munuñ am espérance de vie démb xeex nga daaneel jiit tey sa chèque nga laal ne miig min nañ ko si yéen si jamonoy Léopold Sédar ba fii lu taximan di tee jaakatu jën di jël li karapik di kar lu président di gën li menuisier di daj fan la salaire di jaar lu étudiant di jàng lan la diplôme di jaar dëgg du loi si ñoom ñuy violé yu leen si ne dëgg du loi si ñoom dige du boor si ñoom feeñ na si ni ngi ñu koy fay ku jaay sa bopp ñu jox la njëgg nga defee kooka bu gañee nga defee la bëgg lay defal yaa déet da dafay bàyyi la nga bëgg def la mu bëgg te du ca yem day dikkaat def li nga bañ kon nan xoolaat bu baax suñ carte wote yi daas ko ba mu ñëw nu gegenoo ko te tëdd rek loo gis day jeex xaar yàlla xamoo ban bis lay teew
police sa gën a dox école ndax booy mis nañ jeel ku ñee ñi sàcc siiw di sàkketoo seen vitente sa passe ngay wut dem tajaloo ci gaal yi risqué dee ñi am ñi gën a am musoo gis école privée grève ñi ñàkk gën a ñàkk du dañ ni taalibeeg mbedd boo leen sañoon yàlla neutre iblis arbitré leen ñu ne yeney sàcc xale yi dem sacrifier leen daa fekk ñu nit ñoo ko teg suñu bopp sandi sa junni lañ jëndee suñu bopp ndax ñu ngi ñu jëndee suñu xaalis su bopp dañuy wut wàccee seen bopp falu yéeg suñuy bopp ñi politique motuñu mil ba pare toog suñuy fit jaruñ topp jaruñ gis ndax du ñooy sóor suñuy cin étudiants yi toj suñu bus dañoo kompagul shit seen mbokk du job ci usine seen doom du toog suñu bus xaalis mooy rideau bi gën a mag pour mur sa xel ban média moo jaayagul boppam ci buur ba tey looy gis bu dee ñi job ci télé bi ay gumbal lañ gëm suñuy média mooy dundalee sa kumpa fen ñi far ci ñi fi falu yëpp yoo xam nga fiñ féetee ëllëg ci biir bu suuf seddee kilifa diine rus ba dee ba fi may waxeek yow am ñiy dundee chaque jour cere jëlil sa carte 23 juin jaruloon tour deret lu taxi mandité jaaykatu jën di jël li karapit di kar lu président bi gën li menuisier di daj fan la salaire di jaar lu étudiant di jàng lan la diplôme di jaar dëgg du loi si ñoom ñuy violé yu leen si ne dëgg du loi si ñoom diggee du boor si ñoom feeñ na si ni ngeen ñu koy fay yokkute ci réew mi mu bari lool ngay séddoog say gaay di leb ay milliards indi séddoog say gaay dafay ñun ñi xamuñu ñun ñooy dëmmale ñu ñun ñëpp ay dëmmale ñu. mbokk yi ñu nuyuwaat leen ginnaaw ba ñu jëlee suñu xaajal fii ci suñu émission penco ni ñu ko waxee tey ñu waxtaanee lu am solo muy li nga xamante ni moom la ñu toll jamono ji muy wàllu élection ak wàllu li nga xamante ni moom moo di campagne présidentielle ñu toll ñaari bis rek bala ñuy dugg ci li nga xamante ni moom moo di élection yi di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm tey bu ñu tollee jamono ji dañuy xalaat koo xam ni kilifa la woon koo xamante ni da daan am taxawaay bu rëy ci jamono ju mel nii ju masaana ñëw ci Sénégal te muy Sidi Lamine Niass doonoon koo xamante ni daanoon ko ràññee lool ci mbir yi nga xamante ni moom mooy xew ci réew mi waaye itam période bi mel ni bu masaana ñëw dañ ko ci daan ràññee lool mu di ci am taxawaay yoo xam ne taxawaay yu am solo la daan ci joxe ay message yoo xamante ni message yu am solo la jëmale ko ci candidat yi jëmale ko ci politiciens yi waaye jëmale ko itam ci askan wi nga xamante ñoom ñoo war a sànni ji seen i carte moo tax tey bu ñu toogee fii di waxtaane lu mel nii rek suñu xel day dem ci moom ñu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na yàlla xaare ko aljana yàlla na yàlla woyofal suuf ci kawam waaye itam yàlla na yàlla xaare ko fa nga xamante ni fa lay xaare yonente yi yàlla am na ko mën na ko sañ na ko daana wax moom suñu papa Sidi Lamine Niass ci élection yi nga xamante ni moo fi mujjoon muy élection yi 2012 jàllale woon na ci message boo xamante ni message bu am solo la jëmale woon ko ci sénégalais yi yëpp wax ni politiciens yi nañu xam ni yàlla mooy may li nga xamante ni moom moo di nguur waaye tamit askan wi nañu xam ni sànni gi ñu war a sànni seen carte ab wareef la boo xam ne dañ ko war a def ngir tànn seen li nga xamante ni moom moo di seen avenir waaye loolu lépp itam mën na am ci li nga xamante ni moom moo di dal bañ a am xiiroo bañ a am ŋaañoo bañ a am benn problème ku ci nekk xëy dem fa nga xamante ni fa nga war a voté ji daal di sànni sa carte ak ka nga ko war a sànnil li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxoy yàlla message boobu doon message boo xamante ni message bu fort la bu mu joxe woon tey bu ñu tolluwaatee ci contexte bi dafay laaj ñu fàttali ko dafay laaj ñu fàttali ko suñu bopp dafay laaj ñu fàttali ko askan wi fàttali ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way politique yi ñu bàyyi ko xel ba élection yi jàll ci jàmm ak salaam incha allahu taala dimanche bii di ñëw ñu dikkaat ba tey suñu émission penco ñu ngi taxawoon Abdallah Ndoye dégg nga sànq Mamadou Kandé li mu wax ci candidat Macky Sall li mu jot a junj encore ci li nga xamante ni moom moo di bilaawam donc yow tey est-ce que d'accord nga ak moom ci li nga xamante ni moom la jot a junj ci ni loo xam ne bu ñu ko déggee dañuy jàpp ni peut-être Macky Sall def na bilan boo xamante ni bilan bu positif la est-ce que yow jàpp nga ni noonu la demee. waaw sama naataangoo moom daa for di wax rek for moom moo ko jàpp mais ku ne xam na ne Macky Sall la émergence am romb lu dul jam ñaajo gars yi nag dañ ko doon wax naakaan sa plan yëpp jam ñaajo la yem mu góorgóorlu ba yegg Gambie teg fa pont mais maanaam bu ñu xoolee Macky Sall yaakaar naa ne nit boo ko tegee 7 ans du ay caaxaan juróom ñaari at du ay fo donc nit lu mu mënul ten fii durant 7 ans kooku yaakaaruma ne yeneen 7 ans dina ko soxlawaat te yaakaar naa ne Macky moom moo fi toogoon diggoon Sénégalais ni moom 5 ans bu toogee moom lay wàcc affaire yi dëgër mu gis ne defu fa dara
mais 5 ans yooyu est-ce que nekkul itam conseil constitutionnel ñoom ñoo tax mënu koo def parce que ñoo ni ko loolu du légal. waaw xam nga loo xam lépp loo gis Sénégal loi yëpp dañ koy voté mais moom bu nekkoon loolu dafay dëgg ci moom yaakaar naa ne bu demee teg ko assemblée gars yi voté ko buñ ko voté kon mu wàcc mu jàll mais moom doxul benn jéego ma ngi amul benn jéego bu mu dox pour bàyyi 5 yóbbu ko 5 ans mais juste toog na affaire yi neex mu daal di continuer durant 7 ans yi def fi dara lu dul jam ñaajo ca jam ñaajo gi gis ngeen ci dernier kii mi daanaka la affaire yi door a génn. mais boo nee jam ñaajo gis nañ fi autoroute Ila Touba gis nañ fi pont Gambie bi nga tudd sax gis nañ fi wàllu bourse familiale yi nga xamante ni peut-être c'est la première fois maanaam am na yeneen tam yoo xamante ni xëy na def na ko. gis nga sëñ Babou. Sénégalais nit boo koy jàppale ñun lébu yi dañuy wax ni nit boo koy au lieu nga di ko may jën chaque jour. mais da nga koy jàngal mu napp. bu nappee bu ko jàngalee lu muy nappee mu dem nappi indil la jën dundal boppam kooku dut la soxla. mais bu nekkee dafa toog ni maanaam peuple sénégalais majorité bi amuñu ay diplôme mais réew développé wul développement réew dépendre ci ay diplôme yaa ngi dégg moom bu nekkee dafa indi émergent comme Ablaye Wade gisoon nañ indi woon na fi Guana pour lan la pour ñu jàngul la peut-être parce que wàllu mbay la yaa ngi dégg mbay mi maanaam bu kee nekkee kii moom moo jàng am xam-xamam mais na ñëw indi gars yi nga xam te ni ñoom jànguñu ñu liggéey affaire bi dox yaa ngi dégg réew mi avancé tali yi maanaam am na ñoo xam te ni ñoom ñoo jàng mais am na chauffeur yi dawal ak ñi nga xam te ñoo leen di jàppale ñooñu xëy na jànguñu mën nañ ci jàpp jàng. loolu da nga jàpp ni kon ay mbiru bourse familiale yooyu nekkul priorité boo xamante ni loolu ay politique la rek pour maanaam gars yi mën ko convaincre parce que par exemple man su ma ñëwee jox la bourse familiale di la neexal di tooyal sa ceeb yow bu voté jotee mën ngay voté la loolu intérêt personnel la nekkul loo xamante ni day développé réew parce que amul fenn fu am. loolu nga ko gisee li nga xamante ni moom moo di bourse familiale yi peut-être xëy na ay naxaate la wala boog affaire intérêt personnel la comme ni ko Abdoulaye Ndoye waxee Mamadou Kane est-ce que da nga ci ànd. waaw sama waa ji xam naa fu mu gën a dem ci Sénégal fu sori mooy xëy na Thiès wala Dakar moo tax mu gis ni plan Sénégal comment dire programme Macky Sall bi kii la yem mooy Diamniadio tey boo demoon comme yaa ma ko tuddal léegi nii mooy autoroute Ila Touba loolu rek résultat bi passé ni gis nañ màggal Touba bi résultat bi ci génn loolu bu weesoo ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk sud bi ñun xam nañ ci dara mooy pont bu ñu defar de Farafeñe bi boobu tamit am na solo lool ci côté sud bi xam ne dan nga fa daan dem di dem tabaski sa dëkk nga mujjee tabaski biir Gambie mais léegi da ngay ñëw rek alhamdulilah da ngay ñëw rek romb di remercier tamit président Adama Barrow moom tamit xam naa teg na ci loxoom bu bañoon xëy na affaire du jàll mais pont bi itam xëy na peut-être dañ koy réaliser ci mandat bu président Macky Sall mais itam ñu bari ñu ngi wax ni maanaam pont bi Gambie la maanaam dugul sax Sénégal pont Gambie la Sénégal daanaka du ci dara donc est-ce que loolu itam. loolu ay wax la rek Sénégal du ci dara mooy lan sénégalais yi ñoo fa ëpp ñu fay jaar. ñoom mën nañ fay jaar mais du pont Sénégal pont bi pont Gambie la. Sénégal la parce que amu ci dara loo xamante ni mu ngi biir Sénégal. déglu ma Sénégal la parce que tey man mii daal dem Kolda. ma diire ci. wiiri ji Tamba mu def ci man 12 heures de temps tey ma jaar gam mu def 7 heures de temps gagné naa 1 heure de temps gagné naa 7 heures de temps de plus te loolu yéen xam ngeen ko américain dañuy wax time is money 7 heures de temps yi mun nga ci def leneen kon alors que loolu bénéfice Sénégal la deuxième bi Casamance boo fa demee tey lu mel ni Ziguinchor bato yaa ngi daw yooyu Macky Sall la ko fa indi beneen bi tamit comme yaa ko waxal sa bopp mooy naan loolu ay neexal la rek bourse familiale kon léegi loo bëgg ñu defara population bi yaa ngi defar ay tali di jox nit ñi ñuy faju di leen jox xaalis ñuy lekk ñuy dem marché muy naa loolu ay neexal la léegi loolu ñu def non mais itam neexal boo xamante ni c'est-à-dire nit ki mënul dëkk ci toujours ñu di ko neexal maanaam est-ce que itam gënul woon a jaadu ñu fexe ba am lu ñu ko créer yoo xamante ni ci mën a liggéey di ci def ñaqam di ci gagné li nga xamante ni moom moo di lu muy suturloo yaakaar naa ne moo gën loo xamante ni da nga koy génne toujours di ko jox maanaam mu dëkk ci loolu yooyu gars yi moo koy def tey ñaata emploi la créé tey Diamniadio ñaata nit a fay liggéey. non créer emploi moom dafa mel ni président Macky Sall dafay xaw a laaj. non dafay xaw a laaj nag. non si lu mu leen diggoon 2012 je ne sais pas plus de 10 000 emplois découpe daanaka doublé te démb rek ñoo ngi leen di diggaat plus de 1 million d' emplois. te loo xam ne incha allah dinañ ko réaliser. yéen ñoo xam ngeen ne kaddu Macky Sall. kaddu Macky Sall nag moom boo fa duggee daanaka di nga parce que Macky Sall bëri na lu mu wax loo xamante ni. da cee delluwaat ginnaaw def wax waxet. te wax waxet am na boo xam ne tontuwuma ko bëggoon naa ci leeral. muy naan 5 ans yi ak 7 ans yi. loolu Macky Sall bu doon comme moom nu mu ko waxee la bëggoon. ñun ñëpp gis nañu référendum la def mooy ni yóbbu gars yi Sénégalais yëpp ñu dem tànnal seen bopp
c'est une forme d'élection buñ ko yóbboon sax assemblée ñu ne moom moo fa ëpp majorité force day jàll mais d'une forme référendum lañ def mooy sénégalais bu ne mun a dem choisir 5 ans wala 7 ans ils ont choisi les 7 ans. non Macky Sall tam est-ce que jàppoon ni bu ko neexoon maanaam bu ko neexoon moom maanaam day yem ci 5 ans est-ce que nekkul itam xëy na dafa bëgg a layee rek affaire constitution beeg conseil constitutionnel yu mel noonu. non du layee Sénégal ñun ñëpp suñu dustour yi moo ñu tënk. mooy suñu institution bi moo ñu tënk. kon tey Sénégal Macky Sall mënul jóg rek jël benn décret mu ne lii day jàll que ça soit mu jaar assemblée wala comme ni mu ko doxalee ci référendum bi. xam nga ci biir mandat li nga xam ne moo di président Macky Sall itam gis nañ ci wàllu injustice ni mu ci fësee lool. ci durant 7 ans yi est-ce que wàllu injustice bi nga xam ne ñoo ngi koy wax ni justice bi moomuñu seen bopp est-ce que itam mënul waral mu jaar ci seen kii ba ñoom ñu layal ko ni ko du mën a def 5 ans loolu itam. non Sénégal bu ñu nee justice bi moomul boppam loolu ay wax la rek Sénégal seen justice bu ñu moomuloon seen bopp kon tey du ñu jëlee ku mel ni président Hissène Habré ñu koy indi Sénégal pour juger ko fa dëkk Europe yaa ngi fi pourquoi pas Mali pourquoi pas Mauritanie pourquoi pas Guinée pourquoi pas Côte d'Ivoire pourquoi ñu choisir Sénégal c'est-à-dire la justice sénégalaise est libre. non Sénégal justice bi normal loon na mais ci biir mandat Macky Sall. mais ci biir mandat Macky Sall lañ ko indi lool. ci Macky lañ ko indi surtout ci fin mandat bi quoi. ci Macky lañ indi fii nii pour ñu juger sa waa ci biir Sénégal quand même. donc c'est bien loolu am na solo mais bu ñu ñëwee ba tey ci wàllu bilan Macky Sall inauguration yu bari avant ñuy dugg ci campagne électorale bi maanaam Ila Touba wax nañ ko sànq da koy inauguré xëy suba tëj ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day inauguré tey xëy suba tëj ko est-ce que loolu itam maanaam est-ce que nekkul bëgg a wane rek def naa fekk defoo. non du bëgg a wane def naa rek fekk def nit mënoo ñëw inauguré loo xam ne dara néew fa. mais Ila Touba moo tax ñu tëj ko. Ila Touba bi autoroute bi pare na xëy na ay des petits finitions moo ci des. mais nga xaar au moins ba petit finition yi. pourquoi pas moom moo defar moom mooy choisir kañ lay inauguré pourquoi yéen ngeen bëgg inauguré ngeen choisir ko date bu muy inauguré. non mais bu mu inauguré ba nga xamante ni tey mbir yi pare na bu inauguré tey bu ñu xëyee soo mën ko jëfandikoo. waaw léegi laajal ñi doon dem Touba fu ñu jaar. dañoo ñëw nag ñu baara leen. màggal bi fu ñu jaar. dañoo xëy soo inauguration bi la dañoo inauguré bi ñu xëy suba oto yi ñu baara leen. inauguration bi kañ la après màggal bi la. waaw léegi ñi doon dem màggal jaaruñu fa. après màggal ñëpp xam ne ni parewul woon. ma ne oto yi jaaruñu fa oto daa mun a daw ci tali bu parewul. non jaar nañ fa mais bi ñu inauguré ba inauguré ba xëy suba lan moo tax ñu baare. lan ci. lan moo tax ñu inauguré tey xëy suba baare mbir yi. baare lan. baare autoroute bi. non nee naa la liggéey bi c'est des petits finitions moo ci def mais bu dee tali bi kese tali bi pare na. tamam loolu kon leer na petit finition yooyu moo tax kon xëy na ñu baare ko monsieur Abdoulaye Ndoye bu ñu ñëwaatee ba tey ci sa candidat ñu bari ni bii mooy sànni tàccoom ci élection xëy na moom la fi dese donc bu ko rawee rek peut-être dootul mën a présenter wu comme candidat ci yeneen élection ba tey sànni tàcc googu ñu wax xëy na tax na muy def yenn kii tey bu ñu ñëwee ci wàllu coalition yi nga xam ne dañ ko wax gis nañ ni ñi nga xamante ni ñoom màbbu jëm ci moom te gis ñu bari ci opposition bi dañoo màbbu jëm ci moom ñu bari ni màbbu googu li ko waral mooy dafa am ay dikk yu mu leen dikk ay pastook yu mel noonu maanaam loolu yéen ban jàngeen ngeen ci am. waaw yaakaar naa Idi moom di wax ni bii mooy dernier candidat am loolu ay waxu terre à terre la rek parce que bu ñu xoolee Ablaye Wade moom moo gën a yàgg Idi fuuf ci opposant bi parce que Idi ba muy ànd ak Ablaye Wade 29 ans la amoon kon donc imaginez Idi mooy ñaata année kon yaakaar naa ne Ablaye Wade li mu def ci li mu opposé wu boo ko xaajee juróomi xaaj Idi tolloogul foofu kon yaakaar naa Idi li mu assisté ci ay élection bëri goo xam te ne day nekk fin de carrière beneen bi mooy est-ce que ay atam dina ko may beneen élection mu mën a présenter ba léegi parce que at dañ koy limité ci présentation. waaw xam nga Idi ba léegi jeune la. Idi ñaata at la am. bon xaw ma exact ñaata la am. élection 2024 est-ce que nga yaakaar du àgg 70 ans. waaw même. te j'espère que mooy limite bi nga xam ne moom la ñu limité. maanaam li ma bëgg a wax mooy Idi ba léegi tolloogul at yi nga xam te ne fa la Ablaye Wade toll woon bi muy jël réew mi te yaakaar naa Ablaye Wade li mu yéex a jël réew mi moom moo développé Sénégal développement Sénégal bu ñu koy wax tey jii moom la ñi nga xam te ne ñoo fi jiitu muy PS liñ fi defuñu fi dara Ablaye Wade diiran bi mu gàtt bi nga xam te ne moom la réew mi si la développé Sénégal. si la développé Sénégal Mamadou Kane wax na ko sànq mooy ni Idriss Seck moom maanaam dafa jéem ba sonn askan wi wóoluwuñ ko ngir jox ko
gis nañu ku yàgg la lool ci politique ndax ba muy dugg ci politique teel na lool di ànd ak Abdoulaye Wade ba ni mu demee ba nekk ci gouvernement Abdoulaye Wade ba génn ci ba sos li nga xam ne moom moo di partem depuis loolu gis nañ ni daal toujours ma ngi jéem mais askan wi dafa mel ni ba léegi joxuñu ko benn qualité tey lu mel noonu est-ce que itam mënuñoo jàpp ni dina tax maanaam mu lajjaat ci élection yi. waaw xam nga askanu Sénégal dañoo am benn kii bu ñu am ci politique mooy dañuy jël politique bëgg ko jàppee que affaire de diine wala affaire de tarixa wala affaire de la man li may xoolee candidat politique nekkul ay kii gaa moom musulman la Idi ñun ñëpp ku ne xam nañ ni bu dee politiciens yi ñi kii ñëpp moom moo leen ëpp xam-xam ci wàllum diine moom moo leen gën a nekk musulman bu ñuy wax parce que. mais loolu itam est-ce que maanaam mën nañ cee àtt nit. c'est-à-dire xam-xam bi est-ce que moo ci ëpp xam-xam ci wàllu diine. waaw parce que boo xoolee Idi maanaam sujet yi nga xam maanaam léeg-léeg yi muy def xëy na peut-être. waaw même ma développé nga xam ne xëy na ñi ñaa ngi koy tuddee ay naxaate di wax ay aayaak di tari ay xasida sëñ Bamba ak yooyu. est-ce que loolu lañu jàppee xam-xam. Idi yaakaar naa ne ku lire CVM wala si résaatiyam di nga xam ne Idi dafa jàng ci daara door a dugg ci français. yaa ngi comprendre Idi dafa jàng ci daara jàng xam-xam door a dugg ci français donc moom yaakaar naa ni loolu côté boobu duñ ko ci comparer ak ñeneen ñi mais nag sénégalais yi maanaam dañuy xool chaque jour Idi wóoluwuñu ko Idi day wor kan la wor parce que bu nekkee day bi Abdoulaye Wade tijjee Abdoulaye Wade peram la am na droit bu ko convoqué te bu dul dara sax maanaam li nga xam te ne moom mooy respecté nit ci président Sénégal mooy président ak ku mu mën a doon bu la joxe audience da nga koy wuy ji force même bu dee sëriñ ak ku mu mën a doon donc Abdoulaye Wade mënul jox Idi audience tëj ko tëjji ko jox ko audience Idi du dem faaw mu dem seeti mu dem pour respect bi topp moom mooy ñu bëri ñu ngi wax ko Idi maanaam mu ngi nekkoon Tidiane dem ci Mouride man Tidiane la yaa ngi comprendre mais loolu vie personnelle am la ça n'a rien à voir ak li nga xam te ne moom mooy vie politique dafa am loo xam te ne vie politique la ak loo xam te ne vie personnelle la nit ñi bu ñu jaaw loolu maanaam nit bu ma koy blâmer dama koy blâmer est-ce que moom am na compétence yu liggéey waaw wala déet te ñun ñëpp xam nañ Idi tey jii bu Abdoulaye Wade bàyyee français yi dugg ci naar yi xaalis yi commencé circuler ci réew mi yaakaar naa loolu ñun ñëpp xam nañ Idi la moom mooy ki nga xam te ne moom moo xëcc Abdoulaye dugal ko ci xalej bi mooy indi xaalis ci réew mi mais bu ñu xoolee Macky Sall nag dafa ñëwaat buwaat lépp delloowaat ñu français yi maanaam boo xoolee autoroute Ila Touba googu nga yëpp ay lekk xaalis la rek li fa Macky Sall financé kenn xamul lu mu toll te lépp delloowal Sénégal ñaata at lay duré pour Sénégal door ko mën a jëlaat maanaam Macky Sall nga dem kii jam ñaajom googu nga dem lu mu fay tabaxal ñu xaw ma ay arène xaw ma ay building xaw ma yoo xamante ni maanaam mais building administration yooyu itam defe naa ne am na solo ci réew mi. parce que am na solo ci réew mi mais boo xoolee Macky mënuma ko comprendre quoi. parce que maanaam immigration bi gis nga dafa doon priorité peut-être ci li nga jàpp. waaw maanaam dafa bàyyi li nga xamante ne moom mooy priorité bi nekk ci leneen. nekk ci leneen wax nga ko sànq ci wàllu yi nga xamante ni peut-être ñenn ñaa ngi koy wax ci affaire Idriss Seck dafa nekkoon Tidiane dem kii foofu moom absolument dama ciy ànd ak yow 100% mooy ni c'est-à-dire Sénégal nañu bàyyi di jël yenn mbir personnel yi di ko bëgg dugal ci mbir wàllu politique ndax jamono ji rek ñu ngi dégg ay audio yuy circulé ci li nga xamante ni moom moo di réseaux sociaux yi ñenn di ci yëkkati yenn kàddu yi di ci def yenn ci yoo xamante ni jàpp nañ ni maanaam lu ñu war a moytu la parce que Sénégal nag réew la moo xamante ni réewum jàmm la réew la moo xamante ni ñëpp dañuy dund ci jàmm ñëpp ay mbokk leen affaire u diine affaire u tarixa affaire lii ku ci nekk na nga respecté li nga xamante ni moom mooy option yu keneen ku ci nekk itam respecté li nga xamante ni ci nga nekk te ñu bañ a jël mbiru yooyu di ko politiser car du ñu wax nag ni c'est-à-dire politique dafa war a jaar ne diine jaar ne ñoom naa war dañoo am rapport mais bu ñu bëggee jël affaire yi tarixa politiser ko itam mën na jur yeneen mbir yoo xamante ni peut-être xëy na du doon lu gën ci réew mi du doon lu gën ci ñun donc pour man loolu lu ñu war a bàyyi xel la mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy yëkkati yenn kàddu yu ci jëm mais ba tey ci Idriss Seck wax nga ko sànq nit loo nga xamante ni ràññee nañ ko ci mu xam diine ba ci yenn discours am dañuy gis mu dugg ci wàllu diine wax lenn ci alquran wala yu mel noonu pour tegtalu mais itam jamono yële passé ñu dégg ko ci benn genre scandale bu mu def ci mbiru Bakka ak Mbàkka googu itam est-ce que jàppoo ni maanaam doon na lu xaw wàññi dooleem bu baax a baax ba jamono ji ñu toll. waaw xam nga Idi moom dañuy wax ni ku takku cax da ngay moytu boroomu cax day moytu di jot ak borom baatu leen maanaam moom dafa weex donc parce que bu ñun ñi nga xam te ne dañoo jàng ñi nga xam te ne dañ leen a xamee jàng diine sagam ñoom dañuy juum sagam duma la ak Idi parce que firi la rek xëy na moom na mu ko jàngee
wala na mu ko yaakaar du noonu bakk màkk loolu jumte la quoi jumte laa koy jàppe mais boo xoolee sujet bi mu doon wax sujet xam-xam la te réalité la tamit. mais est-ce que li ñuy wax ni dafa am xam-xam ci diine est-ce que nekkul moo ko jay ba mu dugg ci loo xam ne peut-être détail la yoo xamante ni maanaam xóotalu ci lool ba tax mu daanu ci kii boobu. waaw xam nga par exemple Macky def na fi jumte bu gën a rëy te déggoo ci kenn ko wax parce que dégg nga ko fii mu xam ay salaatu alal fatiha ay yu kenn xamul. maanaam yooyu ay jumte la rek duñ ko du loo xamante ni dañ koy jàppee nit. parce que bàkk màkk loolu sujet la boo xamante ni dañ doon wax daal ci juum maanaam nit ñi nañ d'accord ni kii borom xam-xam la bu doon wax juum. bu doon wax daal di juum mais warul tax ñu di ko ci blâmer di ko ci boycotté di ko ci wax lu ne. pour man juumte la rek mën nañoo d'accord dafa juum comme ni ñëpp di juumee mais ci wàllu politique est-ce que amul lu mu ko maanaam est-ce que wàññiwul poids ci wàllu politique. waaw yaakaaruma ni dina ci wàññi dara parce que yaakaar naa ni képp koo xamante ni am nga ci moom émotion am loo xamante ni ay vision yu leer la ci moom nga xam ni kii fi réew mi toll moom moo ko war a mën a déplacer jëlee ko foofu yóbbu ko feneen ci beneen stade kooku yaakaaruma ni di nga ko blâmer ci loolu wala nga ko ci bàyyi ci loolu di ko ci mere loolu. loolu am na solo xëy na peut-être waxtu mag ñi bëgg a xoj Mamadou Kandé bu ñu dikkee tey wax nañ ko sànq ñu ngi toll ci ñaari jours bala ñuy dugg ci li nga xam ne moom moo di élection présidentielle yi campagne bi dooroon ba daanaka léegi mu jeex dégg nañ nag candidat yi ku ci nekk ma ngi diggee di wax ay kiyam ak yu mel noonu am na ci ñoo xam ne ñu ngi wax seen i programme sa candidat tey président Macky Sall dégg nañ ko mu def yenn diggé yi wax nga ko sànq ci wàllu emploi dem bi mu demee Pikine dig na leen 1 million xaw ma lan emploi des jeunes bi mu demee Touba dig na leen fa ab aéroport bi mu demee Thiès dig na leen ab saxaar donc diggé yooyu est-ce que itam maanaam nekkul diggé politicien rek est-ce que maanaam mën nañoo xaar mu réaliser ko. waaw jërëjëf bu doon diggé politicien comme ñenn nañ koy comprendre dégg c'est vrai que moom politicien la. waaye bu doon noonu la fa demee kon gars yi tey duñ ko wóolu ba di ko joxaat incha allah beneen mandat. mais que moo la wax gars yi dañ koy joxaat beneen mandat. incha allah dinañ ko joxaat. jours yi rek la ñuy xaar gars yi après tak kii rek minute dina leer léegi. am nañ ko teg ci njort daal. léegi ku la tegal lu mel ni tey Ila Touba ko bu la diggee aéroport war nga kaa gëm tey Pikine bu leen diggee. emploi bu toll noonu war nañ ko gëm parce que tey ji boo demee banlieue ba ñu fa dëkk xam nañ ni ñëpp Macky jëlee na fi mbënd mi kon tey ku mel noonu lu genre catastrophe yu mel noonu yoo xam ne président Wade xeex na ko ay lu mel ne ay mbënd ay atik at Macky ñëw indi leen ci solution kooku bu la diggee liggéey war nga kaa mën a gëm. bu la diggee war nga ko mën a gëm wax nga ko sànq nga ni maanaam ñu ngi xaar jox ko beneen mandat. ci jour bi nga xamante ni moom mooy jour élection yi di dimanche incha allah bu ci yàlla àndee tey ba tey ci sa biir ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir maanaam sa candidat di Macky Sall tey gis nañ wàllu transhumance yi ci jóge ci yeneen côté ci opposition bi ñëw ci moom ñu bari di wax ni dafa am xaalis bu mu leen jox bu waral loolu maanaam loolu yéen ban kii ngeen ci am. non man duma ko jàppee. transhumant comme nit ñi niñ ko déggee comme ñoom noo ko déggee ñoom niñ koy déggee man dama gis ni da nga newoon ci dara di wut dara ndax Sénégal nga dem recherche ba gis ni yow ak diw mi yéen a bokk vision ci Sénégal gis nga ni yow sa doole kese mënul tax nga yegg fi nga bëgg a yegg pour Sénégal nga gis keneen koo xam ne moo ngi ci yoon bi di dem mais kaay nga pousse oto bi mu tàkk ñu. kaa ngi pousse oto bi mu tàkk mais ñooñu nga xam ne ñoom ñoo daw ñëw ci moom ñu ci bari dañ ko daan ŋàññi dañ daan maanaam ŋàññi ñi nga xam ne moom lay doxalee réew mi bu ñu xëyee suba gis leen ñu dem fa dafa mel ni itam li gars yi di wax du neex a weddi mooy ni fa la ceeb bi du tooyee. waaw loolu ñun yàgg nañ kaa gis tey boo xoolee l'histoire yow xam nga ci dara yonente bi ñu ko daan saaga ñoo mu ngay ñëw di ko protéger di ko sàmm kon tey loolu du dara xëy na dañoo comprendre nee naa la comme bu ñu demee ba gis vision bi ak li ñu doon gis ci kaw ak li ci biir bu ñu xamee ne du benn ci lañ ñëw. ci lañ ñëw daal di koy rejoindre ngir jàppale ko. ba tey monsieur Abdoulaye Ndoye ba tey bu ñu desee ci sa candidat Idrissa Seck tey ci wàllu programme gis nañ mu génne programme tey est-ce que mën nga ñoo tuddal lenn ci li gën a fës ci programme loo xam ne mën nga ñu ko weggee. waaw Idi moom yaakaar naa ne programme moom changement yu bëriwul. mooy li nga xam te ne moom mooy développement réew ci li muy basé woo bi ci njëkk moom mooy emploi fexe ba ndaw yi réew mi am xëy mu ñuy xëy di wàcc ndax seen affaire mën a dox
bi ci topp mooy l'injustice bi nga xamante ne mu ngi ci réew mi Macky Sall di def yaa lu ko neex di jàpp di tëj ku ànd ak moom mu bàyyi la ku àndul ak moom mu tëj loolu mu jóge fi bi ci topp yaakaar naa 4 la mais yi nga xamante ne moom moo important rek laay tuddal bi ci topp mooy éducation bi gis nañ éducation bi teyee Sénégal grève yi fii enseignants yi élèves yi Sénégal grève Sénégal rek nga koy dégg maanaam bourse sociale yooyu mu yeex noonu bu ko defoon ci yaakaar naa ne fay ko kii enseignants yi seeni bourse ak seeni salaire yaakaar naa ne coow du am maanaam suñu président si yooyu la gën a tërkiis ba nga xamante ne ndaw yi am xëy justice bi di normal éducation bi dox réew mi jëm kanam. éducation bi dox réew mi jëm kanam en tout cas li ci kanam raw li gët Mr Abdallah Ndoye xëy na dese nañu poñ yu bari waaye dafa mel ni waxtu bi mag ñuy bëgg xoj boo amee looy tàggoo looy wax. waaw bu ma amoon lu may tàggoo mooy Sénégal nañ jàpp ni maanaam Macky Sall ak gouvernement dañoo nañ koy waxee sax maanaam mënuñoo avancer réew mi. parce que 7 ans dañoo lajj 7 ans ku la fi teg nga fi indi ay pont xaw ma ila Dakar ila Touba yoo xam te ni yeggul tooñ ñi nga xam te ni ñoom ñoo ne ci yoon woowu yëpp. kooku yaakaar naa bu la déggee leneen tamit du loolu. donc man daal ki ma gis mooy l'homme de situation bi ki nga xam te ni moo war a génn réew mi yóbbu ko ci beneen alam moom mooy ki nga xam te ni moom mooy président Idrissa Seck. moom mooy président Idrissa Seck Mamadou Kandé looy tàggatoo. waaw di la jaajëfal bu baax a baax ci dalal bi nga ma dalal tey ci sa émission Pencco ndaxte ñi ngi ci war a mënoon dalal ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi faree ci parti au pouvoir bëri nañ mais boo ma ci tànnee rek loolu am naa ci contentement trop tamit di ñaanal Sénégal ñëpp fu ñu munti nekk xam ne Sénégal moo ñun ñëpp a ko bokk que ça soit que nekk APR feneen ak feneen ñun ñëpp ñu xam ne suñu vision benn la defar Sénégal moo ñu tax a jóg kon jarte xëccoo yu bëri yi daal ñuy ñaan jàmm am Sénégal comme lu ñu gisoon fële li amoon Tamba di ñaanal ñi fa wàññeeku yàlla jéggal leen te xaare leen ajana te di ñaanal tamit sama président incha allah le 24 mu amaat deuxième mandat bi ci incha allah. amaat deuxième mandat incha allah en tout cas yàlla xam mais une message très fort muy nii Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk jërul xëccoo jërul ŋaañoo. réew mi ñoo ko bokk nañu fexe ba teg lépp ci dal xaar li yàlla di def ginnaaw bi ñu defee ñun suñu wareef mbokk yi loolu lañ leen tey ci seen émission Pencco doon waxtaan yi nga xamante ni moom mooy tolluwaayu élection yi ñu toll ci ñaari bis avant ñu dugg ci élection yi ni ma ko waxoon sànq rek suñu papa Sidy Lamine Niass bu jamono ji mel ni masaana am daane ci am taxawaay bu am solo daan wax ne ñu teg lépp ci dal ku ci nekk def la nga war a def ñii ñaan nag ñëpp ñi nga xamante ni am nañ seen carte war a voté ji jour 24 février di dimanche bii di ñëw incha allah ñu fexee teel a jóg fexee dem ci fa nga xamante ni fa la ñu war a voté daal di sànni seen carte waaye itam teg ko ci yoon bi nga xamante ni ci dañ ko war a teg delluwaat ca fa ñu dëkk toog xaar li nga xam ne moom moo di résultat yi yaakaar naa loolu mooy tax jàmm mën a am ñu ngi koy ñaan yàlla defal ñu ko xam naa ni xëy na peut-être am na poñ yu bari yu ñu xawoon a dese waaye waxtu yi dañoo xaw a xoj da leen jox dig daje rek ba beneen numéro ci seen émission Pencco di wax ni jàmm ak xéewal barke sutura yomb na yàlla defal ñu ko defal leen ko def ko ci ñëpp ci lépp ci fépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow mi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo ko mën da am ak loo ko mën ci mel bul fàtte Africa ici ou ailleurs la paix crie du bonheur même si le ciel pleurait luttons pour nos frères kon jàmmu Africa moom lay ñaan ma ne jàmmu Africa mooy suñu naataange Africa Africa
Thank you.